bonjour, ou plus exactement bonsoir. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, l'actualité nationale est marquée par un contentieux judiciaire qui implique 2 citoyens sénégalais, une jeune dame de 20 ans et un député dirigeant un parti politique. Dans le déroulement de la procédure judiciaire relative à un viol, la personne incriminée a manifesté d'une part son refus public et ostentatoire à répondre devant la justice. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué, avec le soutien de forces occultes identifiées, des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Je rappelle que nous sommes en état de catastrophe sanitaire avec un couvre-feu toujours en vigueur et des restrictions sur les rassemblements et déplacements conformément au décret portant renouvellement de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès. Malgré tout, des réunions, regroupements, conspirations contre l'État, des actes de terrorisme et de vandalisme sont notés. Ils relèvent de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Ils constituent une violation manifeste de l'état de catastrophe sanitaire. Ils représentent des troubles inacceptables à l'ordre public. Face à cette situation particulière, le gouvernement tient à rappeler son attachement au respect strict des principes de l'état de droit, de l'intégrité physique des personnes et de la protection de leurs biens. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. L'État mettra tous les moyens, et en train d'ailleurs de le faire, nécessaires en œuvre afin d'assurer le maintien et la restauration de l'ordre public, la protection des personnes et des biens et la préservation des institutions. Avec l'intensification de la campagne nationale de vaccination, nous nous mettons dans la perspective, et c'est une annonce que je vous fais, de la perspective donc de l'allègement du couvre-feu sanitaire. Mbokk yi, ginnaaw biñ leen nuyoo di leen massawu ci fitna yi nga xamante ni fan yi juddu na ci réew mi, ñu ngi leen di fàttali li li waral coow li am ci fan yi yépp lenn sababu ko ludul dafa am ñaari doomi Sénégal yoo xamante ni kenn ki jigéen la kenn ki góor la. ku jigéen ki ni ko yoon mayee mooy dafa jàpp ni dafa am tooñ gu tegu ci kawam mu tuumal beneen doomu Sénégal lii nga xamante ni mooy viol. doomu Sénégal boobu tamit am na àq ak yelleef yoo xamante ni yoon daf ko may mu doon ñaari doomu Sénégal yoo xamante ni mbir dox na seen diggante ci yoon. loolu nag bi mu tàmbalee ak léegi ñu am ci ak seetlu gi ci jiitu mooy ki nga xamante ni dañ ko topp tuumal ko mu am li ma ko fàttalee léegi àq ak yelleef yoo xamante ni yoon moo ko war lool mu wax ni du wuy ji. loolu
yamul ci loolu mu teg ci ni lii nga xamante ni mooy wàllu état ak ni nga xamante ni moom la banqaasoo mu ni amul lenn loo xamante ni daal warmal na ko ci. gis ngeen ci kaddu yu bëri li nga xam ni mooy kennu état nga xamante ni buñ ko seetloo ci pencu ndaw réew yi fa ñuy wootee loi yi ci ëttu attekaay yi fa ñuy attee ak ci gouvernement bi fi nga xamante ni fa la ñuy dogalee li nga xamante ni moo soqeekoo ci ëttu ndaw réew mi amul lenn loo xamante ni worma juddu na ci. lii nag doon loo xamante ni lu bees la suñu réew waaye ku ne xam na ni nguur di doxee dina am ay xibaar ak ay xeetu renseignement yoo xamante ni xañ na ñeneen ñi duñ ci jot. ñu gis te yéen ñëpp seetlu ngeen ko fan yii ñu weesu démb moo ci mujj gis ngeen ñu yor ay fital di song bérébu liggéeyukaayu jàmbur. gis ci yeneen yoo xamante ni tamit yàq nañ seen alal ñu doon ay nit yuy dundee seen ñaq te ku ne xam na ni seen yoon nekkul ci lii nga xamante ni moo xew. ku yor sa magasin wala nga yor sa boutique tëj ko nit ñëw dajji ko jël la fa nekk te ngay dundee sa ñaq te kenn xamul ñaata at ak ñaata weer nga dajale ngir yegg foofu am na tooñ bu rëy boo xamante ni tooñ nañ la ko. ba loolu waral na gouvernement bi mi ngi ñaawlu lii nga xamante ni dal na ñooñu di leen massawu te wax leen ni réew moom saa su ne même bu fekkente ni am na xew-xew bu ñu xaarul woon ci ñenn ñi du tee taxawaay bi nga xamante ni am na ci yëpp dinañ ko taxaw ba mu mat sëkk. ñi ngi massawu di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci xew-xew yi nga xamante ni am na ci fan yi foofu dama fay wax ni maa ngi woo askan wi di woo ndaw ñi nga xamante ni ñooy yaakaaru ëllëg nga xamante ni ku leen woo ci jàmm mooy ki nga xamante ni mooy seen mbokk képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan tegu leen ci yoon wi baax. te suñu kilifa yi dañu jàngal fii ci Sénégal ni ñu ndaw de moom ñaar lañ ko xamee mooy sàkku xam-xam bu mat sëkk waaye tamit ànd ak yar ak teggin ci wax ci doxalin ak ci jëfin. waaye am na mbir yoo xamante ni bi mu tàmbalee ak léegi gis nañ ay kaddu yu ñaaw di jib yu àndul ak sutura yu àndul ak teggin te loolu bokkul ci suñu diine bokkul ci suñu aada yi nga xamante ni am nañ leen fii ci réew mi. te ni ma ko leeralee léegi ndaw moom mooy yaakaaru askan mooy yaakaaru ëllëg seen taxawaay ci réew taxawaay la woo xamante ni daf ñuy wan nan la suñu réew di war a mel ak nan la nar a mel ëllëg. su ma jugee ci loolu maa ngi tamit woo ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ndax gis nañ ci wàllu manifestation yi ñu gis fan yi ay xale yoo xamante ni bu ñu xaymaa seeni at dañ ciy gis sax ñoo xamante ni diggante fukki at ak juróom-benn la ñuy am. di woo kilifa yi nekk ci kër yi ñu waxtaan ak njaboot gi ngir xamal leen ni képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan ak ci yàq tegu leen ci yoon woo xamante ni yoon wuy jur njariñ la ëllëg. bu loolu weesoo Sénégal dafa nekk réewu droit ku wax réewu droit dama koy faral di wax ci sama kaddu doon réew moo xamante ni gouvernement bi ci boppam dafa tënku ci yoon du lu ko neex def. waaye nit ñi nga xamante ni tamit ñoo fi yeewoo dañu tënku ci yoon du lu leen neex def da nga am àq am yelleef sa àq war nga koo mën a laaj ci anam boo xamante ni dafa dëppoo ak yoon sa yelleef kii nga xamante ni mooy gouvernement bi moom moo la ko war lool. te lépp loo xamante ni jàpp nga ni jaarul yoon am na ay banqaas ak ay tëralin yoo xamante ni ci biir état de droit noonu lañ ko yoonalee. suñu réew nag dafa nekk réew moo xamante ni dafa aadawoo nekk réewu démocratie ñii nga xamante ni ñoo jiitu woon ci bopp réew mi bu ñu leen limee di Léopold Sédar Senghor di maître Abdoulaye Wade di président Abdou Diouf ba ci tey son excellence monsieur le président Macky Sall ñoom excellence yooyu yëpp mboole seen boo leen boolee ku ci nekk am nga taxawaay bu mat sëkk boo xam ne doxalal nga ko ci réew mi indi nga sa wàll ci dëgëral démocratie indi nga sa wàll ci àq ak yelleefu doomu aadama nga rafetal ko ba ni nga xamante ni moom la ko askan wi yëpp seetloo gis ay jéego yoo xamante ni dox nga ko ci. waaye am na loo xamante ni bokkul ci suñu aada am na loo xamante ni bokkul ci suñu cosaan am na loo xamante ni
suñu doxalin ci suñu biir sax daf ko dàq wax bu ñaaw bokk ci jëf bu ñaaw bokk ci yàq alalu jàmbur bokk ci jël alalu jàmbur tamit bokk ci waaye gis nañ ñoo xamante ni fan yi seen yitte yépp mooy wax lu ñaaw yàq wala nekk ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi di ci wax yoo xamante ni teggunul may wax ndaw yi nag ni ma ko waxee woon léegi bu fekkente ni tey da nga bëgg am responsabilité ëllëg ci suñu réew am na loo xamante ni moo war a doon sa taxawaay moo war a doon sa doxalin sa taxawaay mooy sa jàng na mokk sa taxawaay mooy sa jikko na rafet sa taxawaay mooy képp ku lay woo ci loo xamante ni dëppoowul ak li nga xamante ni dafay sàmm alalu askan wi xamal ni kooku bu la waxee ni la alalu askan wi moo ko tax a jóg mën nga ci tey xel loolu nag li tax ma wax ko dama ciy woote ngir dal ak jàmm ak salaam juddu ci lii nga xamante ni moom la ñu nekk waaye nag woote jàmm woote salaam ak woote dal du tax état bi am na rôle boo xamante ni daf ko war a jouer rôle boobu nag du ko bàyyi ba mukk ndaxte dafa am loo xamante ni dafa tegu ci suñu loos te tant que état wu Sénégal nekk république day ñuy nekk ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ndigalu président de la république son excellence Macky Sall ak ci kàddoom ñu koy waxee su fekkente ni ñoo ngi fii de lépp loo xamante ni war nañu ci taxawaay dinañ ko def naam ay rëq-rëq mën na am ci nit ñi ni ñu gisee wala ni ñu doxalee seen diggante ak yoon waaye loolu bis bu juddoo suñu warugar mooy taxaw ci ba lépp delluwaat ci jàmm lépp àndaat ak ñëpp àndaat ak seen sago du tee nag ñi nga xamante ni def nañ tonjoon ala kulli xaal daañu leen topp ndax àdduna noonu la doxee am na loo xamante ni boo bëggee nasaxal suñu banqaasu réew wax naa ko léegi ci tubaab acte terroriste gis nañ ko fi yàq alalu jàmbur gis nañ ko fi tooñ ci wàllu waxin wala sax jël ngànnaay nga xamante ni réew mi état bi moom moo am monopole bi moom rek moo ko war a utiliser gis nañ ñu ko yor di ci doxantoo loolu yëpp nag moom dinañ ci taxaw bu soobee yàlla bala may daaneel damay wax ni bamtuwaat ko ndaxte lu tiis la lu metti la am na ñu ñàkk seen bakken ñooñu ñàkk seen bakken ñu ngi leen di massawuwaat di ñaan suñu borom xaare leen àjjana am na lu fi xewoon fan yii ci ginnaaw muy état de catastrophe sanitaire monsieur le président de la république décrété ko li xew ci àdduna tey du suñu réew rek la xew ku ne mën nga ci am sa xalaat mais yéen a ngi jàpp télé yi yéen a ngi jàpp rajo yi suñu mbokk sénégalais yu bëri ak ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal àdduna bi ñàkk ci seen bakken am ñoo xamante ni feebar dikkal na leen ci ba ñu ngi ci lalu hôpital yi tey am ñoo xamante ni donte tooguñu ci lalu hôpital yi ñu ngi tëdd ci seen kër yi ngir bañ a wàll feebar boobu état de catastrophe boobu bi ko président de la république décrété ma jël ñaari arrêté yoo xam ne dañu tere lépp luy mbooloo ak dajaloo teewul am na ñoo xamante ni ñi ngi nas ay pexe ngir nasaxal banqaasu réew mi ñi ngi nas ay pexe ngir fu ñu dajaloo ngir yàq te loolu de képp ku bàyyi xel ni ñàkk nga koo xamante ni jege na la muy sa am di jàmm muy koo xamante ni sax sa mbokk la dina am loo xamante ni lu naqari lu tiis war nga ko yëg ci sa xol waaye di dajaloo ci contexte boo xamante ni feebar bi mën nay lawante loolu bokkul ak sax esprit de responsabilité waaye nag ndokk yàlla bi nga xamante ni fan yii weesu yaakaar judd na monsieur le président de la république indi fi ay vaccin nit ñi gis plateforme yi dem inscrire ci ba campagne de vaccination bi jeex xam nañ ni li xew diggante daaw ak ren metti na kooku moom kenn du ko naatable metti na ci bitim réew ña fay dëkk waaye metti na ñun ñii nekk ci réew mi ni ñuy dundee ndaxte juróom-ñeenti waxtu ñu ni la da ngay dellu sa kër am ñoo xamante ni ci seen liggéey daanaka juróom-ñeenti waxtu lay tàmbali am ñoo xamante ni saa yu ñu xëyee su ëllëgee ci la ñuy war a lijjanti li nga xamante ni moom la ñuy suturloo lu metti la waaye comme li olof di wax bala nga ni naam nekk fa te wér-gi-yaram ak jàmm loo ko tëkkaleel dafa fekk ni boobu jàmm da nga am leneen moo tax ngay tëkkale wér-gi-yaram ak jàmm waaye lépp lu mu mënti doon wér-gu-yaram ak jàmm moo ci jiitu ba tax na métit boobu dañu leen di dellu di leen ci massawu am na campagne de vaccination bu tàmbali président de la république lancé ko fan yii di ñëw ngir yaakaar googu juddu ci campagne de vaccination bi am na ay xibaar yoo xamante ni dina jóge ci gouvernement bi ñu jàllale ko jottali ko askan wi yépp ngir gën a oyofal ni nga xamante ni mooy nekkin wi ak dundin wi lii daal moo doon mbokk yi kaddu yi nga xamante ni bëggoon naa leen ko jottali di leen ñaanal jàmm di ñaan ci Sénégal jàmm wasalaam.
Non. donc yéen ñu ñuy teew ci Sénégal 7 dégg ngeen le ministre de l'intérieur kaddu yooyu nga xam ne nii yëkku na ko muy ay mots yi nga xam ne nii ce sont des mots très forts parce que dégg nañ fi des actes de nature terroriste dégg nañ fi aussi conspiration contre l'État dégg nañ fi aussi grand banditisme muy des mots très très forts moom la utiliser pour qualifier yi nga xam ne ni mu ngi xew ci réew mi mu ne itam dinañu def seen kamtalaay kattan ba nga xam ne ni dinañu rëbb ñi nga xam ne ni ñoo nekk di def naqari sudul noonu daal di leen teg ci yoon aussi mu regretté ñeenti nit yi nga xam ne ni nee na ñàkk nañu seen bakkan ci mbir yi di xew ci réew mi mu wax it ñëwaat ci dikkaat ci coow li nga xam ne ni mu ngi ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mu joxoñ baaraamu tuuma taxawaayu Ousmane Sonko moomu nga xam ne ni nee na moo woote appel à l'insurrection waaye aussi mu ne am na ay forces occultes ci tubaab nag identifier des forces occultes identifiées yi nga xam ne ni bokk nañu ci yëngu-yëngu yi nga xam ne ni am na ci réew mi maanaam des forces yi nga xam ne ni ay forces yu sombre lañu force occulte xaw ma nag nu ma koy mën a tekkee waaye yéen peut-être ngeen mën ñu koo tekkil ci commentaire yi force occulte identifiée nee na bokk nañu ci ñuy amal yëngu-yëngu yi te aussi mu ne identifié nañu ay nit yi nga xam ne nii dañoo yor ngànnaay di dugg ci magasin yooyu yëpp nag mu regretté ko donc yéen ñi nekk ci plateau bi yéen ñi ñuy teewlu ci Sénégal 7 yooyu kàddu kon le ministre de l'intérieur yëkkati tey fii ci bànqaasu ministère de l'intérieur doon àddu kon ci li xew ci réew mi muy benn message de fermeté parce que avant-hier le même discours le tenir daanaka presque ca RTS donc mu ne la force restera à la loi donc démb suivre nañu le préfet de Dakar force restera à la loi donc fermeté boobu tey ji le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal di réitérer ci suñuy caméra ak ci suñuy micro kon mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 doon ñu gunge boobu ba léegi ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais retenez que c'est un discours bi nga xam ne ni am na ay mots yu fort yi nga xam ne ni génn na ci muy acte de nature terroriste conspiration contre l'État grand banditisme force occulte loolee yéen Abdou Khadre Coulibaly yéen ñi ci plateau bi laay bàyyi ngeen amal ci jàngat kon yéen ñu doon teewlu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf. Santine moom moo ñu teewaloon foofee nga xam ne mooy ministère de l'intérieur ci conférence de presse déclaration bi nga xam ne